ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañu ñëw ci assemblée nationale bu bees bi gannaaw rentrée parlementaire bi ñëpp doon xaar bi nag benn ci mbir yi ko gën sabab mooy gannaaw résultat élection législative yi nga xam ni mësul am ci histoire politique bu Sénégal maanaam nguur goo xam ni amul luñ naan majorité absolue nguur goo xam ni wóoru ko woon sax ba xam président assemblée nationale ci moom lay bàyyi ko donc lii moo newoon dëggantaan enjeu yi ñu nar dund lu mësul am ci Sénégal muy président bu dul buum di buumi ca pencum ndaw réew ma pouvoir yi tolloo équilibre mën a am. lii la askanu Sénégal décidé woon mu desoon nag ca ña nga xam ne ñoom lañu tabb rawatina ci opposition bi ñu xool ni ñuy organiser wu seen biir ngir matale yéene wu junniy sénégalais yi soxla woon changement. waaye li xew ñu ko gisandoo président assemblée nationale tàbbi na ci loxoy waa Benno Bokk Yaakaar pàcc bi daañ ci taxaw surtout président bu yees bi muy Amadou Mame Diop mooy kan. taxaw aussi ci opposition bi benn ci seeni candidat yu wuute ñaar ci ñun jàngat bi ñu am par rapport ak ñàkk duggu ñenn ci ñoom ndax wax ni Sénégal moo la ñor yomb na lool ciy kàddu waaye bu ñu demee nag ba yóotu ndombal tànk jot privilège yi taxaw ci la jikko yu bare bari di feeñ lii daañ ci taxaw. d'abord dañuy ñëw ci ambiance assemblée nationale bésu lundi 12 septembre 2022 image yi ñun ñëpp ñoo ko gisandoo muy lu ñu waroon xaar li tax ñu waroon koo xaar mooy ci anarchie lañu demee woon ci élection législative yi première fois ci histoire politique bu Sénégal ñu éliminer ay titulaire ak i suppléant këppate ay liste jalgati yoon parce que président bi muy Macky Sall moo bëggul gis yenn jëm yi assemblée nationale conseil constitutionnel daal di koy jàppale ci yeneen woowu. lii lépp duñ ci dellu si waat ndax defoon nañ ci ay vidéo yu bare bari lu feeñ na ci sëy wolof dafa naan gane si woon na ca ngorowa waaye dañ ko ndëppal waxuñ ci bàyyi ba tey ku ne nag gàddu sa làmmiñ di jaay moraliste ak neexi discours réew moo xam ni ministre de l'intérieur mooy jox ndogal ay magistrat ak i direction yi ci élection yi di leen wax lu ñuy def réew moo xam ni bu élection jotee président mooy tànn kuy bokk ku warta bokk ku noppi woon ci lii lépp waxoo ci bàyyi ba tey di door takk rajo yi di jaay civilisé c'est parce que dëgguwoo tappalekat nga. fan lañu teg ñu war a tànn président assemblée nationale ay député Benno Bokk Yaakaar ñëwuñ soit dañoo gedd wala dañoo mer wala dañoo doxi yeneen yitte Farba Ngom ci boppam gàddooy enveloppe am ne moo leen di votel te amul procuration ndogal bi kay may mu def loolu ku ci mel ni Guy Marius Sagna ñëw ne comme nii la demee vote du fi am te loolu mooy yoon lii député yi woowee seen bopp opposition yépp a waroon taxaw def ni ñoom Guy Marius Sagna def mais comme que dafa bari ci opposition bi ay tappalekat da ngay gis sax ñu taxaw di xarab ñoom Guy Marius Sagna di leen gaaruwaale ci li ñu def gis nañ ci ku ci mel ni Pape Djibril Fall ak Thierno Alassane Sall te li jiitu loolu moonte ñoom mënoon nañoo leeral ni Farba Ngom dafa bëggoon sàcc ay voix braquage d'urne la waa Benno def mais duñ ko leeral sénégalais yi benn ci cause pëcc gi lan moo ko waral dañ koy nëbb sénégalais yi en complice ak yenn médias yi. li xewoon assemblée nationale conséquence ay njuuj njaaj politique la yoo xam ni dañ ko yàgg suuxat muy nag door a feeñ donte nag mën nañ ni finalement Macky moo gagné bi njëkk mi ngi tàmbale ci biir coalition am ndax Mimi Touré ndax Amadou Ba ndax Aly Ngouille Ndiaye ndax ñii ñu leen limal ku ci nekk ci ñoom yaa ngi doon xalaat doon président assemblée nationale boo ko waxee ak boo ko waxul ku ci ne ci ñoom Macky Sall bàyyi woon na la ngay dundee yaakaar ba bésu lundi 12 septembre bi weesu. waaye ñi xam Macky Sall dëgg-dëgg xam nañ ni Macky bëggul ko am ambition rawatina boo bokkee ci moom Macky bëggul numéro 2 koo xam ni sa xel yaa ngi ko teg ci chaise bi mu toog ndax dafa jàpp ni moom parewul dese na ko lu bare bari ci réew mi lim bëgg mooy ay larbin ay xuusma ñàpp finalement mu tànn Amadou Mame Diop koo xam ni mbokk jabaram la lu mu am ci nguuru Macky Sall
relation ak Marème Faye Sall moo tax moom Amadou Mame Diop d'ailleurs tuddee na ko doom tuddee doom magam di Mansour Faye lépp ngir neexal diggante bi. moom Amadou Mame Diop moo jiite SAPCO benn ci bànqaas yi nguuru Sénégal taxawal ngir promouvoir wàllum tourisme ci Petite Côte bi. avril 2021 lañ ko taboon ñu teg ci quelques weer mënul fay salaire ndax liñ ko dénk xamu ci dara mais comme que jege na première dame faaw ñu sédd ko lu dun ci lañ ko jël yóbbu ko ci direction boo xam ni amu ci benn compétence ni ambition. donc moom la Macky Sall jël ci lu kenn xaarutoon teg ko ci boppu présidence assemblée nationale. donc kii xaaruñ dara ci moom benn bouton manipulable la benn marionnette façon doomi aadama yi nga xam ni Macky Sall loolu la bëgg pour mën di leen defloo ak a waxloo te duñu sañ a bañ ndax la ñu leen dénk xaaruñu ko woon dafa rëy seeni bët daf leen a jomb. léegi nag situation bii tànn bi Macky Sall tànn Amadou Mame Diop te neexul yenn ci leaderu Benno Bokk Yaakaar yi jàppoon ni ñoom lay doon ci la opposition bi nag mënoon profiter pour bénéficier wu ci meeru ñooñu noonu par exemple am seeni vote sanction. waaye lan moo xew ci la ñu ñëw. li Sénégalais yëpp doon xaar mooy gannaaw résultat yi intercoalition Yewwi Wallu def muy résultat yu baax. intercoalition bi kenn mënul wax ni ñàkkuloowul Benno gox yu bari ci Sénégal bari na ci département commune yu Benno Bokk Yaakaar ga ñëwoon ci élection locale janvier 2022 par exemple Pikine Tivaouane commune bu Louga ak Saint-Louis. élection législative yi ñëw Benno ñàkk foofee ndax l'intercoalition Yewwi Wallu waaye gannaaw résultat yooyu noonu li Sénégalais yi doon xaar mooy intercoalition bi déggoo ci benn candidat bu ñu demee assemblée nationale. askan wi def na li mu waroon def mu des ñoom ñu déggoo seen biir ba yeggale yéene wu junniy Sénégalais yi leen voteeloon. xamu nañ ni nag du yomb li leeroon mooy Yewwi Askan Wi dafay proposer candidat Wallu Sénégal itam dañuy am candidat waaye bu ñu teggee ne la seen intérêt personnel solution mën naa am te ci fànn boobu noonu àtte leen dafa yomb ndax ba ñuy dem élection législative ñaari coalition yi dañ ne pour kenn jiitu ci département sàngam dañuy xool ku ci nekk ñaata nga amoon foofee ci élection locale yu janvier su ko defee ñu tànn département bu nekk kan moo fay présenté wu keneen ki daal di rocceeku ñu arrangé liste yi coow jibul xëccoo amul lépp jaar yoon. kon yaakaar nañ ni bu ñu demee nag ba yegg ca cappaandaw ga fa ñu waree tànn ku jiite assemblée nationale attekaay bi mënul nekk lu dul ñaari coalition yi ku nekk xool ñaata nga am ci voix ak député bu ñu boolee lépp ci élection législative yi weesu. te ci fànn woowu noonu Yewwi Askan Wi mi ngi am 1 111 139 voix ak 56 députés. Wallu Sénégal am 471 517 voix am 24 députés. kon bu ñu sukkandiku ci chiffres yi rek candidat bi ci Yewwi Askan Wi lay génnee mais déggoowuñu waaye Yewwi Askan Wi tànn Barthélémy Dias Wallu Sénégal choisir Mamadou Lamine Thiam buñ ko boole candidat wu Benno Bokk Yaakaar bi mooy ñetti candidat waaye même ak situation bii second tour mën naa am bu ñu sukkandikoo ci article 14 bu règlement intérieur bu Assemblée nationale su boobaa ki jiitu ci position bi ñeneen ñi daal di koy jàppale waaye diggante bi dafa am keneen ku ñëw jaxase carte yi muy Ahmed Aïdara ci kawam la ñuy ñëw. di leeral ni Yewwi Askan Wi li jiitu communiqué bii ñu génnee Barthélémy Dias lañu tànnoon pour mu doon seen candidat ngir jiite assemblée nationale te loolu avant ñu koy siiwal ñëpp moom lañ doon ruumandaat bi ko Ahmed Aïdara sentiré ci la gaaw déclaré candidature am mais banqaas bi gën a mag ci coalition Yewwi Askan Wi muy conférence des leaders souteniruñ ko moom moo rebellé wu. dossier am nag li tax mu mérité ñu taxaw si mooy Ahmed Aïdara dafa taxaw di yootu maire ñu bari na kii sériewul di ko tuutal tàmbale ko ci waa nguur gi am ñu taxaw défendre ko ndax doon maire du mbiru kii nii la mel wala njàngum nasaraanam soriwul local mbiru koñ la ki gën a jege askanam yëg leen souvent moom la askan wi di wóolu ci gàttal mbiru ASC la donc sénégalais yi rendre ko crédible moom Ahmed Aïdara
jamono gi ko ñu bari doon kokkali élection législative ñëw gaay yi investiraat ko ndax assemblée nationale mbiru teewal sa gox la Yewwi Askan Wi bàyyi na sax yeneen maire ca Géejawaay tànn ko moom te yeneen maire yooyu noonu bu leen neexoon maire wala fippu ñooñu garder seen dignité jàppale ko moom donte musul am expérience jëm ci wàllum gestion en politique. donc Ahmed Aidara bu du nit ku mat la dafay profiter ci poste maire am ba député gi mu doon ngir jàng ndax ci prouver la toll wane ni man mérité naa lii ngeen ma dénk noppiloo ñi ko doon xarab démb ak barki démb naan ko mënoo moom lii rek doyoon na ko mission teggituuma wane ni mën naa waaye ñu li ñu gis mooy koo xam ni doyluwul pouvoir tàmbali naa yóbbu xel mi nguur ak privilège moo ko tax a dugg ci politique koo xam ni tànk mi ngi neex ci côtéem lépp gongo waaye buñ ko séddul mu xëpp ci ndab li suuf te du ci am benn kersa mbaaru sukaay yi ndax moom Ahmed Aidara xamoon na xel ni ci député Yewwi Askan Wi ak wàllu yi mënu faa gagné ay voix yu koy def président assemblée nationale ndax tànnuñ ko Benno Bokk Yaakaar waxi noppi ndax ñooñu mosuñ koo def nawle wóor na ko itam ni li présidence assemblée nationale laaj ci compétence jàngat loi yi di ko làqarte ngir génne lënt-lënt yi piège ak côté yi ñuy dugal yenn saa yi ci ay proposition ba projet de loi surtout en procédure d'urgence moom Ahmed Aidara mënul loolu waxtaan wax dëgg ca la donc li ko taxoon jóg mooy saboter Ahmed Aidara sabotage la jublu woon ci candidature am te lii bokk na ci li tax barki démb yenn ci sénégalais yi xaw a mere opposition bi ndax dañu naan ñii sëri wuñu seen bopp moo leen tax a jóg te ñun yi daañu wéy di ci dut baaraam opposition bi yépp nag duñu bàyyi kenn ñi nga xam ne nguuru ndax population bi ba jàll ak tappale mooy seen mission ci biir opposition bi ndax mënuñoo dëkk di xarab nguuru Macky Sall ba noppi di nangul opposition bi yenn comportement yi kon tax solo bi tay loolu woon ñu leen di gërëm ñu leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf